benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar diggu bëccëg ak ponk yi ci gën a fës at menu page bi ñu dippee luttons contre l'indiscipline fii ci réseaux sociaux yi Facebook moom nag dellu suwaat na ci nataal bi nu fësaloon te mu juróon coow ci réew mi moom DJ Malick wowoon nañ ko ca sax bokk na ca la ko waral muy way takk der boobu ñu wane mu mel ni kuy dundee lu jëm ci wàllum ger ak itam weccet wu takk woo xam ne dañoo jàpp rek ne ci ñi muy jàpp ci tali bi ak yu ni mel la ko jëlee lu ci mën a am moom di ngeen ko dégg ci biir xabaar yi mu gën ci indi ay leeral ca diwaanu Kaolack Ndangaan moom li mu ganaar yu takku bawoo biti réew la ñu jàpp lool nag ñi ngi ko amal ci dëkk bu ñu naan bil bi ñu ko xaymaa ci koppar jege na benn caay million duwaan ne dañoo defi feem ba gis ko ndax foofu ca dëkk ba ñu naan bil dañu ko làqoon ca biir ñax ma ñoom nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa duwaan ñu def seen kéem kàttan nee ñu dañoo jub dëgmal ay xew-xewu diine te am na ci ay jaaykat yoo xam ne ragaluñu yàlla dugal ci réew mi lu leen neex du dara ji ñoom moo tax ñu def seen kéem kàttan ba xeex li ni mel mbas beeg tolluwaay bi junni ak juróom ci ay doomu aadama lañ mujj defal test fanweer ak juróom benn yi ñoo ci amee jàngoro ji fukki yi dañ leen doon topp loolu la ñuy woowee cas contact ñaar fukk ak juróom benn yi dañu ko jël te xamuñu fu nu ko jëlee mu yemoo ak cas communautaire Ngaye Mékhé ku ne xam na lu jëm ci wàllum artisanat am na fa doole bu ñu nee Ngaye ne daal lu Ngaye ak liggéey ak yu ni mel ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu woowu tase nañ foofu ca Ngaye Mékhé bawoo fu ne waxtaanee jafe-jafe yi nuy jànkoonteel bokk na ci ñàkk taxaw gi waroon a tukkee ci kilifa yi dem ci ñoom nag ñu ne sax ñàkk fulaal gi bokk na ci bëccëg gi ñu leen jagleel fii ci Sénégal gëj nañ ko fee màggal li ci yéenikaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxir lu mbokk yi ma ñëw léegi ñu faram fàccee. xaaru diggu bëccëg gi dañu koy dooree ak tiis benn gune gu jigéen gu toll ci juróom-ñeent ci at la benn woto bu mag fiir mu daal di faatu foofu ca Noflaay ca commune bu Sangalkam noonu ngeen ko gisee askan wi mer ba fut ñoo génn ci mbedd mi daal di rek nag yàqate camion boobu waaye dem baak dikk ba ñu daal di fexe ba mu taga tembe ñoom nag la ñu bëgg rek mooy loolu ñu naan doo daan ñu daal di koy taxawal ci RN 10 bi foofu ca booru ñaay ba ñoom nag la ñu wax rek mooy amaana doo daan yooyu maanaam woto yi bu nu ko jubee mën a wàññi tuuti vitesse bi moo leen tax a génn ca guuta googu dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneenu jotaayu xibaar. ñu wax ci leneen muy admin bu page bi ñu dippee luttons contre l'indiscipline moom nag dellu siwaat na ci rek li nga xam ne am na fan yi jur coow xam ngeen ne taal bi wër na àddina muy ab takk der ñu njoxtu ne fii la dëkk ci réew mi waaye dañoo gis ne lu jëm ci gerte ko wër ba ca ndombaak baat DJ Malick moom nag nee na xeex bi duñu ko yemale fii dañu koy wéyal ñu teewlu ay kàddoom Maymuna Njaay ak Jaafara Ba ñoo ko taataan kàddu yi mi ngi tukkee ci am ndaje mënu woowoon taskatu xabaar yi. dafa fekk ni dafa am benn administrateur bu nekk ci page LCIS bu dugaloon benn photo ci page bi donc policiers yi jàpp nañ ni ñun dañuy photo nit ki ci te yéegu ko te nee nañ loolu loi da koy tere mais ñun boo xoolee page bi nekk ci photo bi nekk ci page bi du nit ki ci boppam rek lañ dénoncé ki dugal photo bi mu koy dugal man yéeguma ko mais au moins jël na soin wu nëbb kanamu nit ki. te du nit ki lañ doon dénoncé du institution lañ doon dénoncé mais ki dugal xam naa ni je suis à 80% sûr que acte bu mu gis la doon dénoncé day nekk lu may ñaawlu en tant que waxuma sax administrateur mais en tant que citoyen dafa nekk loo xam damay ñaawlu parce que réew ma ne woon tey boo jëlee exemple foofu noonu bu fekkoon acte bi man sax maa dugal photo bi kon woo nañ ma bu yàgg décoré ma wala am prime bu ñu ma jox c'est pas du loolu lay seet fii ci Sénégal mais damay wax rek comparaison pour ñu xam naka la yeneen réew di doxalee. loolu moom dañuy déglu suñu avocat lépp lu ñuy wax ñu def rek ñu dinañ ko def te tamit police heure bu ñu soxlaa wooñu génnuñu réew mi dawut. aywa ñu jóge foofu ci Ndakaaru doxantu ba diwaanu Saloum ca Kaolack Ndangaan foofee nag lëmëb ganaar yu takku lañu fa teg loxo ñi amal lu ni mel di duwaan ganaar yi nag dafa jóge biti réew ñu xayma ko ci benn ci million ñu ko yoroon nag dañoo def fi seeni feem làq ko ca ñax ma maanaam ci mbooy gi ci dëkk bu ñu naan bil foofu nag la ko waa duwaan yi fekk ne ñu nag fi mu ne nii bañuñu ci dara
ndax dañoo jub ay xew-xewu diine te dafa am ay jaaykat yoo xam ne ragaluñu yàlla lu ne ragaluñu ko génnee jaay ko askan wi ñu koy jëfandikoo tam mën leen a indil ay loraange Ibrahima Diame Faly Gueye toogal groupe Futurs Médias ci diwaanu Saloum. ñu def ko ci ay kees ñu ngi fii nag ñu teg leen ci biir makkaan brigade mobile des douanes de Kaolack ginnaaw bi ñu leen ko yëgalee la douanier yi daal di sol seen dàll dem wutali àll ba ci wetu géej ga ngir def saisie bile. waaw lu ñuy jàpp ay carton poulet la yu jógee ñoo ngi ko jàppee si débarcadère Bill Bambara waaw fa lañ ko jàppee. ay carton ganaar la bañ fa demee ñoo ngi ko fekk ñu def ko si saaku ba ñu ñëwee ba suñu brigade indi ko lañu gis ni ay ganaaru bu ne lëmb la ñoo ngi ko dencoon si ñoo ngi ko nëbboon ci ñax yi parce que tey jamono ji àll bi yëpp ñax mi jóg na. njëg li nag boo ko xayma jege na million ci sunu xaalis mu doon nag ci gis-gisu douanier yi menace bu rëy ci njaam ginaar gi ñu yar fii ci Sénégal moo tax ñu ne xeex bi nag daañu ko gën a taral. lu toll ni kiwis nga jëlee ko dëkk ak dëkk te yii normalement ci frigo la war a nekk mais nga jël ko def ko say saako ne da nga koy def ko si ay ñax. ak tey si contexte Covid bi ñu nekk contexte taw bi ñu nekk muy nawet te ku xam nawet xam ni feebar day bëri nga bëgg a teg loolu yëpp jox ko ay doomu aadama ñu koy jëfandikoo kooku moom maanaam lor nit ki la. saisie bi nag ñoo ngi ko def ginnaaw ay bés rek des pour ñu amal lii di gàmmu bi wala boog màggal bi moo tax douanier yi bàyyi ci xel bu baax a baax ne lii nag daañu ci gën a jóg ndax bari na lool commerçant tapale yu nga xamante ne dañ ci profito pour mën a évacuer seen marchandise bu bon te loolu le ne nañ duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan. Ibrahima Diame ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy mbas mi ak tolluwaay bi test yi la mu mujjee fësal ci junni ak juróom yi nu ko def fanweer ak juróom benn yi ñoom ñoo amee bi la jàngoro fukk yi ay cas contact lan dañ leen doon topp ñaar fukk ak juróom benn yi cas communautaire ndax xamuñu fu nu ko jëlee am na itam kenn ku ñàkk bakkanam docteur El Hadji Mamadou Ndiaye moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum prévention ci ministère de la santé mooy yore kàddu bés bi. test yi ñu def fanweer ak juróom benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukki cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaar fukk ak juróom benn li ñu wooyee cas contact mooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll cas communautaire yooyu nag seen lim nii la tëddee Géejawaay am na ci ñett Sacré-Cœur am ñett Kaolack am ñaar Ouakam ñaar Yëmbal ñaar Dakar Plateau am benn Fann am benn Fatick benn Joal benn Louga am benn Mariste am benn Mbao am benn Mermoz am benn Nord Foire am benn Rufisque am na benn Saint-Louis benn Sicap Amitié benn Sud Foire am benn ak Tivaouane am benn juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñaar fukk ak ñett ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci malade yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag fukki junni ak benn ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak ñett ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu des ba tey ci xibaaru diggu bëccëg gi ak waa service d'hygiène mi daal di démb rek taxawal opération fagaru mi ngi ko doon amal ci diwaanu Patte-d'Oie lañ ca bëgg mooy fexe rek ba jàppale askan wi dañoo ne ci jamonoy mbas gën a fàggu ci cet gi waaye itam mën meeg ndox meeg taataay yi major Alla Ngom mu nga wax ci seen kaddu yooyu kaddu Fatimata Touré bu rédaction bu télévision Futurs Médias moo ko taataan. vigilance bi ak activité moo tax day ñëw fi de lancer fagaru 6 bi nga xam ne xeex loolu moo ko tax a jóg ñoom ay moyens important nga xam ne président dafa def benn investissement 3 milliards 200 millions ci oto ay appareils nébulisateur thermonébulisateur grand débit boo xam ne day wàññi coono agent bi day réduire délai bi délai d'exécution ak pénibilité loolu di accroître efficacité bi def nañu traitement antilarvaire bi dem xeex yooyu ci biir fa ñuy dundee donc rey leen pour réduire léegi nag dañuy dem ci jaww ji fa ñuy dundee di leen fa rey bu ñu faree dañuy dem ci école yi daara yi mosquée yi
église yi xeex leen désinfecté leen ba pare sensibiliser élèves yi ak talibé yi ci matuwaay yi jël pour aar seen bopp ci siburu bi également ci coronavirus bi stratégie boobu bu ñu ko defee yaakaar naa ne dinañ xeex bu baax jàng ba ñu gën a reculer ñu ñongal wér-gu-yaramu doomu aadama yëpp yi nekk fii Sénégal. aywa ñu wax itam ba tey ci wàllu wér-gu-yaram des ci ak Tambacounda ak itam ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee ASP ñoom fi mu ne dañoo fàggu rek wala boog taxaw ci mayam deret dañoo nekk ne ñu ci jamonoy mbas léeg-léeg ñu bëri sax ñàkk deret moo tax duñu leen mën a defal lenn ci seenam pàcc moo tax na ñu ne nag fi mu ne nii dañoo taxaw temm ngir jàppale askan wi ci loolee Moussa Oumar Gueye ak Amadou Diédhiou teewoon nañ fa xew-xew bi doon amee. ñoo xam ne dañ leen a waral defal opération li ko waral nag ba defaguñ ko boobu ak néegéen si léeg-léeg deret dafay manqué ki nga xam ne nag moom mooy Maguette Magoum Diop di liggéey ci comptabilité matière nekk magasinier ci hôpital régional bu Tambacounda. parce que am na ñu bëri ñu ngi dox nii sax mais dañoo manqué deret xamuñu lan mooy mbirum joxe deret parce que nit ki boo tegee chaque ñeenti weer ñeenti weer war nga ñëw gëstu sa yaram. gëstu bi sa yaram bi bu fekkee ne mënoo ñëw hôpital def bilan ñu seet sa yaram bi yëpp ñetti weer wala ñeenti weer yu nekk war nga mën a maye deret boo mayee deret ba noppi ci deret bi dañuy seet ndax yow feebar nga wala feebaroo. ngir nag jàppale banque de sang bi nekk ci hôpital régional bu Tambacounda agent de sécurité de proximité yi ñu leen di wax ASP yi ñoom nag daal di amal benn bis boo xam ne dañ doon maye deret amal ko ci préfecture bu Tambacounda. dañu xool ne ak Covid bi banque de sang yi manqué na deret léegi ñu waxoon ne nañu jéem a xool benn partenariat entre ñoom mais daal fu mu nekk nii sànq rek bu ñu doon laajte yaakaar naa ne déjà sang yi mat na comme ni mu ko wax suñu mënoon dem ba atteindre benn 200 poches moom dina nekk loo xam ne lu gën la. mbas mi ñëwee ak néegéen si gis nañ ne askan wi ñu ci gën a bëri sawaratuñu di dem ci bërëbu fajukaay rawatina ci hôpital régional bu Tambacounda loolu itam am jeexital ci banque de sang bi bareetul ñoo xam ni dañuy dikk foofu ngir maye seeni deret. aywa Moussa Oumar Gueye bu nu jógee ca diwaanu Tambacounda ñu doxantu ca Ngaye Mekhe wax lu jëm ci wàllum artisanat ak sunu artisan yi moo xam ban fànn la di yëngatu taxaw nañu fefe ca Ngaye Mekhe taxaw seetlu ba ak lël ba bokk na ca la ko wundu jafe-jafe yi nuy dund lañu gis mooy yenn ci kilifa yi leen waroon taxaw seetlu ak càggante dañu ko nimmiku ba noppi itam ñàkk a jox gëdd gi bokk na ci bés bi ñu leen jagleel gëj nañ koo màggal fii ci réew mi ca diwaanu Ngaye Mekhe dañu fay fekki Cheikh Anta Diop ak say artisan dikkoon fii ci diwaanu Ngaye doon waxtaan seen biir nee nañ de dañoo bëgg suqaliwaat artisanat ndaxte lañ leen a fàtte. ndax ñun budul ñun dara du dox ndax ku sol yére ñoo ko ñëw ku sa bopp baax ñoo ko defar ku sol dàll ñun la ku dëkk ci bâtiment ñun la ku tëdd ci lal ñun la lépp artisan koy defar lii dañ ko yàkkamti woon ndax dafa mel ni dañ ñu fàtte ca loolu lu ñu bëgg mu deñ ñoom seen jëmi bopp daanaka jafe-jafe yi nga xamante ne artisanat am na ko yuppi nañu ko fii ci Ngaye Mekhe. beneen jógalin c'est artisanat sénégalais ndax il y a des problèmes moo waral taw ñu daje mooy les chambres de métier et ak OPA yi pour ñu xalaat pour développer ce secteur qui est essentiel. artisans yi nag nee nañ li leen gën a metti journée de l'artisanat bi nga xamante ne njiitu réew mi dooroon na ko dañ koo tegaat ci suuf. 22 décembre 2014 ñëw na fii si Ngaye organisé fi pour la première fois la journée de l'artisanat bi nga xamee ne 93 la ko Abdou Diouf créé woon di ko respecté jusqu'en 2000 Ablaye Wade benn yoon la ko def en 2001 Macky Sall def ko le 22 décembre 2014 fii daal ni ñaari at yu nekk su soobee Yàlla daal di ko defal fii booba la gëj. fii ci Ngaye Mekhe daanaka lépp loo xamante ne dina jëme secteur artisan kanam ñoom ñii de waxtaane nañ ko te nag ñi ngi sàkku nag ci nguur gi mu amal ay assises yoo xamante ne artisan yi nekk ci réewum Sénégal gi yépp daañu teew ngir gën a génne jafe-jafe yi. mu des ba tey ca diwaan ba ak kuréel gi lëkkale tailleur yu nekk ci diwaanu Thiès ñoom nag ñi ngay sàkku rek ca mairie ba nee ñu ak conseil départemental ba téeméer ci million lañ leen yoreel ndax nee ñu ba mbas mi duggee ci réew mi dañ leen a woowoon wax leen seen yitte muy daal di ñawal ay masque lim bu takku ñaw nañu masque yi ba noppi jox ñu leen seen koppar Abdoulaye Ngom moo jiite kuréelu ñawkat yow foofee ci diwaanu Thiès. liggéey ak monsieur le maire de la ville Talla Sylla muy ay masques yoo xam dañu ko doon ñawloo donc defe naa tailleur Thiès yëpp bénéficié wu nañ ci mu waxoon ni dafay ñawloo regroupement Thiès ñawloo entreprise yi fi nekk ñawloo nañu ko kenn joxuñu avance ñoo préfinancé lépp. livré ko ci temps bi mu ñu joxoon bi ñu ko livré aussi ñu jox ñu une délai mooy 90 jours
biñ ne 90 jours la def nañu li ñu war toog nañu xaar ba 90 jours yi mat na depuis barki démb lan moo des mooy paiement léegi dem nañ fa ñuy wax ay làkk yoo xam ne mënuñu ko dégg te lii ñu defal ko du suñu xaalis bopp dañ ko leb ñuy jaay ay terrain wu jàmbur pour def seen préfinancement yaakaaroon ni monsieur le maire day fay amel na regroupement de la télévision 28 millions amel Cheikh Sey 20 millions amel Bafou 20 millions les individus moom li ñu amel kenn xamul nu mu toll donc li ñu bëgg nag mooy monsieur le maire na fay tailleur yi tailleur amul sësul fenn amul retraite amul pension amul dara te ku ne xam na ni ñun li ñu dund dafa metti mënuñu nag wëlbatiku nag yore apprenti yoo xam ne ñoo leen di leen yar leen jàngal métier wëlbatiku engagé marché bu toll nii ñu ñëw ko livré la ko te mënoo fay ñi la ko liggéeyal monsieur le maire dañu bëgg nga def réaction 3 jours lañ ko may bu deful benn réaction incha allah dañ def beneen jéego budul bii. aywa ñu doxantu ci diwaanu Jolof ak askan wa dëkk ca Ngelwaar buñ ko waxee gox yi fasantikoo yemu boot ñoom ñëpp fi mu ne nii jafe-jafe la ñu am muy benn seen forage ba nee ñu atum 2018 la noppoon ba léegi Fanta Siro diggante ña jiite dëkk ya moo taxoon déggoo mëntaam ba nu jële ko ci seeni loxo taxawal ab commission ad hoc ñoom nag taxaw nañu def seen ab taxaw seetlu nee ñu jot na ñu delloo leen lanu moom dañ cay ànd ak Mamadou Moustapha Ndiaye toogal télévision Futurs Médias ca Jolof. bi nekk fii ci forage bi commission adopté bi nekk fii forage bi mu ubbee fii léegi mun nañ ñetti at bu manqué tuuti boo betee commission adopté moo fa nekk kamuñ lu dugg kamuñ lu génn Ndaw Basiir Ndaw moo nekk moo tiddoo ci suñu alal di ko lekk loo keneen ki mu ci teg alal bi ci ñoom ñaar la nekk kenn kamu ci dara dégg nga loolu nag sonn nañ ci dañu ñaan état bi ñu jóg ci loolu doyal nañ ci commission adopté bi dëkk Kokki mu ngi jàngale looloo nekk département bi yëpp mu ngi fii def lu kenn defut enseignant nii nekk ci département bi ñu ngi nii munu ginu leen bay weer ginu leen nekk weer moom mu ngi commerce opération lay def jënd ay nag jënd ay fas ak saret dégg nga lii lépp mu ngi koy def ci suñu kan day am na enseignant ñi nekk fii ñoo ko jiitoon fii defuñ ñi nekk fii mu ngi ànd ak ñoom kenn defut ko état bi na jóg ci loolu ñu rek lañ ñu problème bi ñu commission adopté bi doyal nañ ko c'est commission adopté warul durée 6 mois nekk na fii ñetti at bu manqué tuuti doyal nañ bu loolu amut am nañ suñu pekkati boobu nag bëgguñ ko def ñu wax ca bël ba ca Ndar géej xam ngeen ne li muy faat ci bakkan at mu jot dafa bare ba tax na sax ne ñu fi mu ne ni daal xel mën naa rafet wala boog njort mën naa rafet ne léegi rek mu jóge fa ndax jëwriñ bu ñu denk wàllum napp gi ak itam loolu ñu naan économie maritime xaatim na foofu ci jëm ñaajo contrat boo xam ne mi ngi toll ci juróom-ñaar ci ay milliards ak benn entreprise bu baw réewum Chine ñu ne nag dogal boobu ki ko rafetlu bokk na ca ku ñu naan maire ab Ndar géej dañuy dem ca diwaan baak Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoo fekke woon bi ñuy xaatim bile contrat. kat yu Ndar rawatina waa Guet Ndar mën nañoo nayeeg bu baax a baax li ko waral nag mooy lii di état bi signé na ab convention de partenariat ak benn entreprise chinoise ngir nag draguer li nga xam ne lii moom mooy bël ba. te ay instruction yu dëgër maanaam yoo xam ne mënuñ ko wër la ñu taxaw pour mu jox ñu itam capacité koom-koom gi nga xam ne moom la laaj pour que liggéey bi mën a antu tey yàlla def ñu def li ñu naan appel d'offre international pour mën a am ñi gën a xarañ ci wàll wi entreprise bi ne wax nañ leen ne leen ci ay travaux maritimes ñooy jiitu ci Chine jox nañ lay seeni référence yu takku la pour que tey ñu mën ñu defal liggéey bi ci ñetti weer ak genn wàll donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax. mu doon lu maire Saint-Louis rafetlu lool gannaaw ba ñu indee saafara ci jafe-jafe boobu nga xam ne bii daanaka yàgg na soxal lii di askanu Ndar géej. non d'abord damay sant suñ borom julli ci rasulullah waxaat alhamdulilahi rabil alamin parce que acte bi nga xam ne tey ministre de la pêche posé na ko signé contrat bi ak entreprise bi pour ñu mën a def liggéey bi nga xam ni mooy tax doomu Ndar yëpp maanaam mën a tëdd nelaw ci jàmm loolu dama ko ci sant bu baax di ko gërëm léegi nag problème bël ba
macha allah dana réglé wu te suñu borom jaarale ko ci loxo ministre de la pêche Aliou Ndoye donc dañ koy gërëm baax di ko sant di wax nag acteurs yi nañu accompagner le ministre de la pêche ci liggéey bi. ñii di ministère bi ñu dënk wàllu napp gi ak ñii di autorité municipale yu Ndar ñoom nag nee nañ li ñu bëgg tey jii mooy njiitu réew mi ñëw rek tàmbali yooyu liggéey foofu nga xam ne nii moom mooy bël ba ca Ndar géej. Ousseynou Thiam la woon ca diwaanub Diamniadio lañ doon amal boobile ndaje ñu wax itam ci leneen muy tiis yi nga xam ne dal na ci sunu kaw armée bi ak itam génnuk àdduna colonel Fallou Wade moom nag dafa dem sax à la retraite moom jiite woon na fi musique principale bu forces armées dinañ ko jébbal boromam ëllëg ca Touba Mbacké télévision Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaale armée bi yëpp di ñaan itam suufu Baqiya ca Touba Mbacké di sëg ya fa nekk woyof ci kawam. ñu des ba tey ci armée bi ak jëwriñ bi ñu dénk wàllum forces armées démb nag teewoon na ci tijjiteeg 22e bataillon reconnaissance lañ koy woowee foo ñu dippee ko kañu naan Mbarom Diop ca département bu Louga mu ne caserne boobu nag na mu yaatoo noonu itam la fas yéene amee doole ci liggéey bi waaye itam jàppale askan wi ci seeni yitte Thierno Fall la ñuy fekki ca Louga loo. Louga daal dinay daloo camp militaire bu yees bi ñu jagleel 22e bataillon de reconnaissance et d'appui bi nga xamee ni rek daal dinañ koy tabax fii ci diwaanu Mbarom Diop cérémonie d'inauguration bi nag mi ngi amee woon ci njiital jëwriñ ji ñu dénk kaaraange réew mi. jëwriñ ji di xamle ni camp bi dafa bokk ci naal yi nga xamee ni si njiitu réew mi am na ko ngir yaatal lépp luy kaaraange ba mu yegg ci askan wi ak fépp fu ñu mën a nekk. président de la république lu tax mu bëgg ñu samp camp bi fii lu nekk ci vision bi nga xam ne la tëral ci armée bi dafa bëgg ñu gën a avancer ci wàllu kaaraange pour mieux protéger Sénégalais yi. caserne bi ñu ngi ko tuddee général Koumba Diouf Niang di doomi Jolof bi nga xamee ni moo jëkk a nekk officier sénégalais chef de l'état-major ci atum 1972 laataa nag ñu koy dénk école polytechnique bu Thiès. Koumba Diouf Niang général bi nga xam ne dañ ko ràññee woon li nga xam ne am na valeur ci armée loolu yëpp daf ko incarné ci dundam di wax ne ñi nga xam ne ñoo fi war a dëkk militaires yi. ñu bañ a fàtte que seen parrain militaire bu mag la woon général bi nga xam ne la woon dafa amoon respect ci Sénégal et respect dans le monde. camp militaire bi nag ñu ngi ko samp ci village bu Mbarom Diop bokk ci commune bu Ngidi la nekk itam ci yoon bi nga xamee ni si moom moo jëm Daara Jolof digganteem ak Louga toll ci 3 kilomètres moom nag yaatuwaay bi ëpp na 70 hectares yu nga xamee ni suuf si commune bu Ngidi la moo leen ko jagleel. Thierno Fall jërëjëf xibaar ci tënk ca gox bu ñu naan Cité Takko nekk ca Tëngéej section de recherche teg na loxo fukki nit ak ñeent ñooñu ngeen gis danoo noppi woon rek jaar ci géej gi wutali Espagne loolu la ñu xamee mbëkk mi fukk yi ak ñett doomi Sénégal lañ kenn ka bawoo réew Mali gis ngeen noonu ñu ndugg seenum ndugg fa seene woon a soobu ci gaal yi wutali Espagne loolu nag antu ndax section de recherche teg na leen loxo jàpp leen ne ñoom ñooñu di fukk yi ak ñeent kenn ku ne dangaa jëre ci sa gafaka dara jox ko ñooñu ñu dippee ay passeur ndaxte itam laaj nañu leen joxe nañ maanaam lu toll ci juróom fukki junni jàpp juróom benn fukki junni ci sunu koppar dinañ ci dellusiwaat ci ni mu gën a yaatoo loolu rek di wane ne mbëkk mi ba tey mi ngi wéy di doon lu ñuy dund ci Afrique dendob Afrique bi rawatina fii ci réewum Sénégal yegsi nañu ci ponk bu mucc li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Karim Meïssa Wade mi buuboo ni déebam ki déebam dajale woon ay dëbësam roñoo ni kalma njangaanam gàddaay dem Qatar toog fa baadu gàddaay ga dafay bëgg a jeex laaj la bu sonal enquête xëy samp ci xëtamu njëkk yéenekaay bi xamal ñu ne ay avocat moom Karim Wade wax nañu ne droit civil yi ñu ko xañoon ndax daan bu ko justice sub Sénégal daanoon ci coowal bien mal ak i déteranga julewul daan yooyee ginnaaw juróomi at àpp ba mat na Karim Wade jotaat na ci droit am Pape Sayer Gueye bu Parti démocratique Sénégal di ko wëral ci journal bi bay xam le ne ñu ngi ci liggéey ngir waajal ak dellu seem
li ñuul ci dellu si gi rek anki dina kay nee nañu moo di bu weesoo juróomi at yi ñu ko daanoon te mu matal ko mooy téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett yi ñu ko alamaanoon te ba léegi fayeegu ko journal Le Témoin ñu nañu ay avocat moom Karim Wade nee nañu seenub client di Karim Wade jotaat na ci ay sañ-sañam di droit mi ñu ko xañoon ngir mu mën a falu baa mu fale ci réew mi juróomi at la ñu ko daanoon peine ba jeex na keroog ñaar fukki fan ak benn ci weeru août 2020 Vox Populi moom it xëy xibaar bi ak kàddu yu mu nangoo ci avocat Karim Wade yi ci xëtamu njëkk mu di Karim Wade mi ñu daanoon ci coowal bien mal acquis di teranga ji lewul ji ñu ko doon toppee juróomi ati kaso ya ñu ko ca daanoon jeex na li mu bëgg moom doomi lay Wade ji Vox nee nañu moo di ñu bindaat ko ci liste électorale yi bu nuppi ab layom di procès ñu càmbaraat ko ndax dina mën a dellu see noonee ci dëkk bi moom Karim Wade Vox Populi nañu looloy coow li ndax coowal téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett yi mu war a fay ne alamaan loolee lijjanteegu ko te bu ko fayul mi ngi ci contrainte par corps ba léegi maanaam su fayul alamaan ji bés bu ne cëpp ci réew mi kaso la jëm ba keroog mu koy fay La Tribune bind ne Karim Wade delluwaat na ca xeex ba ngir mën a fale baa falu dara ci réew mi ngir waajal wotey présidentielle yi ñuy séntu ci Sénégal 2024 Iba Barry Camara di professeur ci wàllu droit pénal di ñu wax ci la Sénégal ne ak fi mbir yu toll nii Karim Wade mënut a bokk ci benn élection las jàpp ne ay awakam ñoo ko bëgg a dekkalaat moom Karim suur soo mel ne ko naan ko ñoo ngi bëgg a dekkal ab ragal nag ne Karim Wade atum 2016 ci la gëjoon ci réew mi gàddaay dem réewum Qatar toog fa àpp ba ko fa tëye woon jeex na daanaka def na weer ñaar fukki fan ak benn ci weeru ut gi ñu génn ca la jeex boobee ba léegi Karim Wade ma nga toog Qatar tal toogee tànkam journal bi gis na ñàkk courage politique moo ko tëye ci àll bi te bu bëggee yóotu dara ci réew mi il faut que dafay am fitu ñibbisi ci réew mi ñàkkante kook ñi jiite réew mi l'observateur di ñu jàngatal ñibbisi Karim Wade gi mu jàpp ne lu ñu nas la maanaam lu ñu programmé la ay awakaam nee nañu li ko tere woon a mën a falu ak di fale di ay droit civique am jotaat na ci l'observateur nañu wax ji moo di tey ji bés bu jëloon décision dellu siwaat ci réew mi ngir ne dafay bokk ci wotey présidentielle yi ñuy séntu ci réew mi 2024 bu booba moom Karim Wade ak ban appareil politique la cay demee bu ñu dem nañu taxaw tuuti ci journal l'observateur woppi coronavirus ji ak li mu yàq ci réew mi journal bi nee nañu jéggi na dayoo ANSD di agence nationale statistique ak démographique def nañu gëstu bu wane ne téeméeri kër yoo jël ci réew mi juróom-ñett fukk ak juróom ya maanaam 85% yi seen am dafa wàññeeku ci jamonoy coronavirus bi libération ne ko yamu ca ndax ci téeméeri borom kër yoo jël ci réew mi lu mat fanweer ci ñoom de 30% yi ñàkk nañu seenub liggéey mesure ak matuwaay yi état bi jëloon ngir jàppale entreprise yi taxawu liggéeykat yi ci jamonoy coronavirus bi yéenekaay bi nee nañu misir yooye ñu bare ngi koy ŋàññi Les Échos nañu mbas mi ñi mu lottal ci réew mi bari na am na fii borom kër yoo xam ne dem nañu ba amuñu lu ñu dundee juróom-benni kër ci fukki kër yoo jël dund nañu ko coronavirus bi tax nañ nit ñàkk seen liggéey coronavirus bi tax nañu bari seen am wàññeeku am na ci sax ñoo xam ne dem nañu ba bu ñu feebaree lu ñu fajoo da leen di të ndax coronavirus bi ñi gën a dee dëgg ci coronavirus bi Le Quotidien nee nañu ñoo di ñi yëngu ci wàllu tourisme ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk secteur tourisme bi ñàkk na ko te li ko xañ mi ngi jugee ci coronavirus bi ca Saly lu mat junniy nit ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñàkk nañu seenub liggéey journal lañ fa xëy jël xibaar bi yemale ci xëtamu njëkk mu di secteur tourisme bi ak li mu ñàkk ci jamonoy coronavirus bi ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk ñàkk na ko lépp rek ndax coronavirus bi ak i lorangeem ñi loru woon ci waame gi di sinistre yi Soleil national mi ngi ñuy wax ne koppar yi ñu doon leen séddale doon leen ko yónnee ngir ñu dimbandikoo ko ñu bari ci ñoom jot nañu ci ñaari téeméeri millions ak ñeent fukk ak benn yu teg 400 millions jot nañu koo séddale junniy njaboot ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent te tey jii ci àllarba ji dinañu tànn lu mat juróom-benni téeméeri njaboot ak juróom-ñaar fukk ak juróom séddale leen téeméeri millions ak fukk ak ñaar yu teg ñaar fukki junni. Mouhamed Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bi dig leen daje ngoon ci kattanu yàlla waxtu dem xool li xew ci biir internet bi jot na Mamadou Ndiaye mairie bay la ñu fay fekki maa ngi leen di nuyu di leen dalal. ñoo ngi lay fay soxna Fati di nuyu internautes yi ak téléspectateurs wax nga ko. ñu ngi ñëw yaatal man ak mairie. li xew ci biir internet bi mais gannaaw boobu dama lay wax li la internautes yi wax léegi li ma liir. wax la internet yi. lu ñu wax. est-ce que du ma bàyyil ma seetaan ko ci télé bi. maa ngi dem waaw yaa ngi koy seetaan mais dama lay wax li ñu wax yóbbante kay. te borom yóbbante àq dañuy liir nii. yóbbante àq la. waaw nee nañ yëre tubaab dala jàpp semis. Mamadou Ndiaye la woon ak mairie bi ñu jaajëfal ko bu baax a baax wax leen merci jërëjëf gis nañ safoo bi ak kóolute bi fa leen mën a nekk ñu ngi leen di ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen dig daje ëllëg ci yeneen jataay xibaar jaa ngeen jëf.